أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معلم الشباب ومرشدهم وعلى آله وصحبه الذين فتحوا المشارق والمغارب كلها لا بالتشيخ والتكسر والكراه ورضا الله الخالد عن شباب المسلمين. مشاهدينا الكرام، أقدم لكم احترامي العميق وتحياتي الصادقة، وأتمنى من صميم قلبي أن تكونوا في أتم صحة وعافية، ونزجي إليكم تحية عطرة طيبة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ñaan yàlla mu dolli ñu tawfiix dolli ñu sutura ñu dolli di ko sant ginnaaw bi mu ñu mayee fekke ak tal ba ñu toogaat fii ci suñu jotaayu penc mi. Jotaayu penc mi nag ñu gën ko xam ci alxamis bu jot ci fukki waxtoog benn ba fukki waxtoog ñaar yu tegal fanweeri simili ñu jagleel ko ndaw ñi, muy émission bi ñuy tuddee jeunesse et religion. ñu jiital ci suñu nuyoo kilifa diine yi. dem nañ Tuuba, Tiwaawan, Njaasaan, Canaba, Yoff, Laayeen, comme ni ñu koy faral di waxee, ba ci suñu mbokk yu baax yooyu jamaatu Ibadur Rahman, ak képp koo xam ni mu ngi ci réew mi di yëngu ci wàllu diine. may jaaree foofu nuyu sama waa kër maam ca Sokone, di ñaanal sama maam Alaaji Ahmad Dem ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiitu ci sama maam Alaaji Babacar Mbay. yal na yàlla yokk seen leer, yal na yàlla teeru leen te teral leen ak mboolem ñi nga xam ni ñoom ñoo leen fa fekk. di nuyu tamit kilifa aada yi, di leen wàccee seen wàccuwaay, waaye di ñaanal ñi nga xam ni ñoo tëdd feebar nekk ci hôpitaux yi. ñaanal leen yàlla, ñi ci amul lu nu faje yàlla yombalal leen ko, waaye tamit médecin yi nekk ak ñoom yàlla jox leen xolu yërmande gi ñu mën a dékkoo yi nga xam ni moom mooy yi malade yi di àndal. waaye tamit naka noonu di leen ñaanal yàlla defal leen wér. képp koo xam ne mu ngi tëddaale feebar, képp koo xam ne am na lu koy metti biir ak biti, muy feebar bu mu mën a wax ak feebar bu mu mënta wax, yal na yàlla saafara, ndax yàlla moom bañ na ko ba ci turam yi def ci bokk tur bi nga xam ne moom mooy faj. ndax allahumma anta shafi la shifa illa shifaa. yàlla benn feebar tewu ko. ñu jóge fa dem ziyaar ñi nga xam ni ñoo nekk ci prison yi, ci maison d'arrêt yi, yal na yàlla teggil leen natt yi ñu nekkee, delloo leen ci seen njaboot. képp ku fa njuumte dugaloon yal na yàlla teggil la ko, te yàlla boo defaat lu fay yóbbu. kon mbokk yi, dellu siwaat nañ ci seen jotaay jeunesse et religion. jotaay bi nag jamono ju nekk ñu amal ci waxtaan, jël benn tomb di ko faram-fàcce. alxamis bi ñu génn nekkoon suñu premier numéro, ñu dalaloon ci oustaz Makhtar Thiam, di l'éminent pédagogue, ñu koy nuyu. dalaloon ci aussi Mouhamadul Amin Ndiaye, nekk archiviste. ñu doon waxtaanee ak ñoom ci modèle de jeunesse dans le Coran. yéen ñëpp seetaan ngeen ko, déggoon ngeen la ñu ca indi woon. yal na yàlla defal ñu dégg ak topp. ci biir loolu nag tey ñu fas yéene topp ba léegi suñu tomb yi ñuy waxtaanee, jël benn tomb bu am solo boo xam ni sujet d'actualité la, wala thème d'actualité, muy loo xam ni ñun ñëpp dañ ko soxlawoo. moo xam nga nekk mag wala ngay ndaw, ak foo mën a féete, tranche d'âge boo mën a nekk rek faaw nga soxla ko. mooy lan? muy communication. thème bi ñuy waxtaanee nag di communication et prêche. Quel message pour la jeunesse musulmane? tey lépp lu jëm ci wàllu waxin ak waxit dinañu ko traité, waaye lépp lu jëm ci wàllu wax bi jëm ci diine, ñu gën ko miin ci kàddu wolof di wax waaraate, naka lañ koy defee ak ci yan anam, ana lan moo ciy sooxe, ana lan moo ci jaar yoon, buñ ci gisee lu sooxe lu ñu mën a jubbanti ci suñuy kàddu,
buñ ci gisee tamit lu jaar yoon ñu encouragé te xool liñ ci mën a dolli. En tant que ay ndaw ñu dalal fi ñaari ndaw yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu wi, ku mel ni Oustaz Mouhamadul Amin Diop ñu gën ko xam ci Oustaz Mouhamad, moom tamit di yëngu ci wàllu média, jàngalekat la nekk fële ca DTV. ñu leen di nuyu waa émission Ndénkaane, nekk un ancien collègue ndax ñun tamit ñoo nekk ndoo woon foofu nekk ci benn émission. mu nekk ku am xam-xam macha allah, nekk tamit ku am teggin, nekk ku am fasaaxa, maanaam ku am éloquence la ci li muy wax. incha allah di ngeen ko gis ci biir jotaay bi. Oustaz Mouhamad, dalal ak jàmm ci penc mi waaye ci émission jeunesse et religion. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci sa teewaay ci plateau bi. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu. Oustaz Daoud, ñu ngi lay delloo nuyoo yu gën a sell, di nuyu tamit mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun ci émission bi. li nga xamante ne mooy l'islam ak wala jeunesse bi ak li nga xamante ne mooy diine. di ñaanal yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal tawfiq, defal ko mbooleem ñi nga xamante ne ñoo ŋànk liggéey bi, yàlla defal leen ci li nga xamante ne mooy ndam. di am mbégte ak contentement di ànd ak yow ci li nga xamante ne mooy plateau bi. barakallah fiik, jërëjëf Oustaz Mouhamad ci nuyoo bu am solo bi, nuyoo bu ànd ak orma ak teggin macha allah. waaye nag sa turandoo moom moo jàngale loolu ndax moom wa innaka la ala xuluqin azim. waaw, benn caq la bu ko yàlla takkal boo xam ne keneen ku ko yàlla takkal itam mu ëpp la. waaw, moom sallallahu alayhi wa sallam. ñu ciy feggoog tamit ku ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye ci waxtaan wi. Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye tamit moom itamit mën nañ ko tuddee lépp ci ñun. collègue la macha allah, camarade la, lépp la daal, waaye tamit féete ci benn wàll bu am solo. moom itam di yëngu ci wàllu communication, moom fonction am coach la en communication ak développement personnel. di yëngu ci tàggat ndaw ñi, du ci ndaw ñi sax, am na ci ay mag yoo xam ne dañuy ñëw ci bërëb ba muy liggéeyee mu leen di tàggat, moo xam ñi nga xam ne ñoo féete ca wàllu bërëbu jàngukaay yu kawe yi, ñi bëgg a def seen soutenance ci ay thèse ak ci ay mémoire, ñi nga xam ne bëgg nañ défendre seeni idée ak seeni projet, dañuy ñëw ci moom jokkoo ak moom mu leen di ciy tàggat, moom maam Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. Seyd Cheikh, ziar naa la, am contentement itam dalal la fii ci jotaay bi. jërëjëf Oustaz, maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu Oustaz Mouhamad. di rafetlu encore une fois wóolu bi ngeen ñu wóolu ba invité ñu ci plateau bi. jërëjëf. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. mbokk yi, comme ni ñu ko waxee, wax nañ leen thème bi communication la ñuy waxtaanee. communication et prêche, ñu wax ni quel message pour la jeunesse musulmane. ñun ñëpp xam nañ ni nit bi ko yàlla bindee, yàlla daf ko jox benn appareil boo xam ne appareil bu am solo la. appareil boobu ci lay jaar, appareil boobu ci lay utiliser, ci lay waxee, muy li nga xam ne moom mooy gémmiñ. waaye nag ci biir loolu nit depuis bi ko yàlla bindee ba tey dafay chercher ay moyens de communication, maanaam fexe la muy wax ñu mën koo dégg, mën koo comprendre. ci biir loolu itam dinañ ci càmbar point yu baree bari, fas yéene ci ànd ak suñu mbokk yi, muy dellu ci wàllu li nga xam ni moom mooy waxtaan, rawatina waxtaanu diine. bu ñu nee waxtaanu diine nag, tey dafa am ay pàcc yoo xam ni bari na ci. Oustaz Mouhamad, dañuy faral di wax ni doomu aadama même bu dul ci kàddoom sax am na ci yeneen moyens yu mën a communiquer, ndax am na koo xamante ni même bu amul kàddu itam, bu ko yàlla nattoo mënul wax, dina chercher ba wax nu ñu ko mën a comprendre. yàlla wax ci alquran tamit ni maa leen bind inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu. waaye nag shu'ub wa qabaa'ila li ta'aarafu bi moom mooñ ci intéressé. yàlla nee na maa leen bind yéen def leen ay góor ak jigéen, waaye li tax ma bind leen mooy pour ngeen xamante. kon xamante googu noonu bu amee,
il faut que balaa xamante di mën a ñoŋ Oustaz Mouhammad faaw communication dugg ci biir ndax koo dul tudd doo ko taas doo waxtaan ak moom yaakaar naa ni seen xamante du mën a ñoŋ ci biir loolu Oustaz Mouhammad bu ñu waxee communication religieuse ci premier point bi ne un concept problématique maanaam mën nañ ko jàppee alxitaabu diini mu nekk loo xamante ni ishkaali la yow Oustaz Mouhammad ana ban jàngat nga ci am buñ ne communication problématique la ban jàngat nga ci am. waa sa Daoud ñu ngi delluwaat di rafetluwaat li nga xamante ne mooy jotaay bi. xam naa jotaay bu am solo la. ngir foo fekk ab njóobeen ak njaayeen fekk ko. xanaa buñ paree ma wax gañ daal mu defal leen ndékki mu defaral Cheikh ndékki compétition lay nekk. mais mu nekk loo xamante ne lu am solo la parce que yaa sala démb dama am benn taximan bu ma yéegoon mu naan ma jóobeen bu am xam-xam amul kon dina xaw a doy waar tuuti kon ñu toog ci keppaaruk njaayeen yi rek foo fas yéene kii ni développé juste balaa may ñëw ci li nga xamante ne mooy kii bi nga wax mooy alxitaabu diini wa ishkaaliyatuhu problématique bi nga xamante ne moo am ci communication religieuse da nga junj sànq lu am solo loo xamante ne communication dafa ànd ak doomu aadama borom bi subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama bi mu ko bindee mu jàngal ko nu muy communiquer jàngalu ko wax borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ne arrahmanu allama alqur'ana xalaqa al insana allamahu albayaan albayaanul ifsaax yàlla subhaanahu wa taala muy wax ne moom yërmande arrahman sa albayaanul ifsaax nañu koy bi maana moom laa doon wax si waat nii bi may firi aaya yi yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ne moom moo bind arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu albayaan pour montrer fi ma bëgg a yegg si nañu xool ni nga xamante ne noonu la yàlla subhaanahu wa taala riime aaya yi arrahman ka masdar pour communication allama alquran que source pour communication xalaqa al insan communicateur allamahul bayaan mooy technique yi nit ki war a am pour que communication boobu mu mën a jàll. macha allah. loolu yàlla subhaanahu wa taala defal doomu aadama. te moom borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne moo jàngal doomu aadama nu muy leeralee. nu muy feeñalee ay bëgg-bëggam. ak moyen boo xamante ne moom la koy defee. léeg-léeg bu dee ñaar ñu soppante toog ci kanamu ku ñu rus ay bët la ñuy leeralee li ñu bëgg a wax. du gémmiñ. communication gestuelle quoi. effectivement. su fekkente ne comme ni nga ko waxee sànq nit koo xam ne yàlla daa fas làmmiñam. bu boobaa am na neneen noo xamante ne noonu lay feeñalee li nga xamante ne moom kon ci tënk mooy. allamahul bayaan moom yàlla subhaanahu wa taala moo jàngal doomu aadama nu muy leeralee li mu bëgg. mais bayaan boobu dogguma la oustaz ci bayaan boobu da ngay dégg tey maanaam baat bi da ngay dégg ku ne sax man maay bayaan ci jumaa sàngam maay bayaan. maay bayaan léegi bayaan moom. maay ñëw di leeralal donte ne dinañ ñëw ci ishkaaliya bi. leeral boobu ñu ci ëpp bu ñu ñëwee du ñu leeral boobu moytuwul sofaanuk bayaan la ñuy indi. allahul mustaan. en même temps tamit. mu nekk benn kii boo xamante ne domaine boo xamante ne. xaw na bi nga ma waxee alxitaabu diini nee naa Daawda ku ñeme la parce que certes bu ñuy wax ci alxitaabu diini communication religieuse dafa am communication boo xamante ne ñu ŋànk communication religieuse ishkaaliya bi muy njëkk a indi mooy ñi ŋànk communication religieuse te bugguñu ànd ak li nga xamante ne mooy jamono pour bayaan boobu yàlla subhaanahu wa taala wax mu mun di dëppook moom dafa am ñoo xamante ne dañoo jàpp ci oto bi ruu oto bi di daw bëgguñu ruu bi daw mais bëgg nañ oto bi daw mais bëgguñu lancer li nga xamante ne mooy ruu bi moo tax ku ñu jamonool ci li nga xamante ne mooy autoroute péage bi nga bàyyi ko ci ginnaaw kon ishkaaliya bi nga xamante ne problématique bi nekk ci alxitaabu diini moo di ne
léeg-léeg li yàlla subhaanahu wa taala jiital allamahul bayaan moo xam bi maana savoir bi xam dafa manqué léeg-léeg ci ñiñ ko sañ a wax dëgg la xam goo xamante ne xam gu yaatu la ngir ne diine dafa nekk benn doomu bàjjanu ku jug rek daal di koy mbubu woo fekk ne diine ki ci war a sol mbubu bu jot mooy ki nga xamante ne moo njëkk a dégg wootey diine te mooy iqra kon su ma la déggee mooy kuy wax ci diine dafa war a jàng dafa war a am xam-xam dafa war a jàng dafa war a am xam-xam léegi ishkaaliyatum comme ni ko tey jii nii boo gisee ñu mën a jam diine ci wàllu bayaan ci wàllu leeral li ci ëpp moo di ne ñay wax làmbaa yu ñu woo ak xam-xam bi war xam nga tey jii nii benn boroom xam-xam dafay wax ne kenn gënuta mën a tooñ l'islam ci discours am ci waa ji nga xamante ne moo yéeg ci kaw minassa ci kaw minassatu l'islam turbinu l'islam di wax ci l'islam te xamul diine kooku kenn gënu koo mën a tooñ l'islam xanaa mooy li tubaab di wax naan l'ignorant qui ignore qu'il ignore est plus ignorant que l'ignorant qui n'ignore pas qu'il ignore effectivement te li ci gën a Oustaz Mouhammad nga yeggali li ci gën a doy waar mooy ni xam nga ki xamul nangu ñu ne ko xamoo te nangu ñu xamal ko amul problème mais ki xamul ba noppi jàpp ni moom rek a xam te nanguwul ku ne ko xamoo maanaam kooku moom moo naqaree defal mooy dafa mel ni mooy def allusion ci ki ngay tudd noonu effectivement léegi nag soo ñëwee tamit ci ishkaaliya bi yaa ngi junj sànq ci bu ñu waxee ci coulisse bi ñu toogee ngay wax benn xew-xew boo xamante ne bu ama am solo la et daf ñuy feeñalal li nga xamante ne mooy ishkaaliya wa id qaala rabbuka lilmalaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ddimaa wa naxnu nusabixu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu ma la taclamuun histoire boobu yàlla subhaanahu wa taala junjuñu ci suratu baqara bi nga xamante ne mu ngi bind doomu aadama wax gi mu wax malaaka yi ne am naa ku ma bëgg ku may wuutu ci kaw suuf ci anam yii nii bu ma ko bindee na ngeen ko sujjóodal malaaka yi ak li ñu jot a xam ak néew juger li nga xamante ne moom mooy doomu aadama te ñëwagul nga xamante ne je pense que ne Cheikh dina ci ñëw problème yi communicateur di gën a am mooy ki ngay waxal mu juger la laata ngay kii nii loolu déjà dafay rejeter ce message boo amulee technicité bi yàlla subhanahu wa taala am ba convaincre malaaka yi boo moytul message bi ngay indi dañ koy daal di rejeter macha allah Oustaz Mouhammad ni nga ko détaillé am na solo te fi nga mujjee wax ci communication bi dox diggante yàlla sunu borom ci aaya bi nga wax ci suratul baqara bi muy wax ak malaayka yi ne leen bëgg naa indi koo xam ni mooy nekk sama représentant ci kaw suuf muy Adam donc malaayka yi ñoom ci communication bi parce que yàlla foofu tamit mi ngi jàngalee benn mbir moom mooy ni dafa am kilifa il faut que muy waxtaan ak njabootam maanaam léegi-léegi mu indi benn xalaat bàyyi leen jox leen liberté d'expression ne leen joxe leen seen xalaat malaayka yi noonu la leen yàlla defal mais ci biir loolu gis nañu ne tamit Adama moom am na façon bu mu communiquer ak malaayka yi waaye Iblis tamit am na façon bu mu communiquer digganteem ak Adam digganteem ak sunu borom kon loolu dafay wane ni kon diggante boobu rek ci aaya boobu gis nañ ci ay problématique parce que incompréhension am na parce que Iblis gisee na ni Adam moom nii la gisee malaayka yi nii lañ gisee yàlla mi nga xamante ni moom moo yore ordre bi moom nii la gisee kon Cheikh yow man fi ma lay interpeller mooy ci côté diagnostic mën nañ ko tuddee diagnostic boo xam ne regard croisé lay nekk sur le prêche ak dans le monde et au Sénégal parce que tamit mbir mu nekk balaa ñuy xam feebar bi dañ koy diagnostiquer comme ni ko médecins yi di defee mais bu ñu diagnostiquer ba noppi est-ce que dañuy taxaw ci diagnostic bi kese sans ñu prescrire ordonnance mais est-ce que prescrire ordonnance kese ci nit ki feebar doy na waaye bu ñu prescrire ordonnance yaakaar naa ni dina am lu ñuy tuddee posologie ana ban jàngat nga ci am. waaw loolu liñ ci mën a wax Oustaz Daouda mooy déjà Oustaz Mouhammad dafa indil wàllu bu am solo. muy wàllu kàddu. xaddul kalaami maa afaat kàddu bu fekkente ne narul jëriñ rek dañu ne nañ koy bàyyi. xëy na. dañuy sax tooñ waaw waxin bi. parce que waaw. wàllu waxit waaw. parce que ci communication. moo xam ci diina la moo xam ci leneen la.
dafa am aspect bu ci am solo yenn saa nit ñi dañuy faral di tooñ sax di wax léegi la waaraate yi gën a bëri mais nit ñi waaruñu ba léegi mais li ciy des souvent mooy soo gisee comme ni ngeen ko misaalee ki nekk ci tribune islam ñu koy déglu muy wax effectivement kooku tey bu ñu ko doon misaal message am nan la war a defee nan la ñu war a fexe ba mu jàll effectivement bi ci njëkk mooy constat bi kiy jàllale message pour islam war a def mooy tout le temps muy fàttalu ko benn baat muy rabbi zidni ilman parce que yow da nga ni jullit nga diine bi nga bokk boo ci bokkee dañu la naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa modèle mooy sa référence te yonent la bu nga xam ni moo jàngal ñëpp lépp luy xam-xam ci kaw suuf parce que ñun daf ñuy dar sax ci wàllu communication da ngay jàngale mais daf lay wóor ni lii nga jël ci xam-xam tubaab di ko jàngale di ko yonent bi jàngalee kenn xamul kañ la moo tax man lam ya'ud Muhammadan fi ilmihi fal ilmu fihi xasaaratun wa mala jeex na mooy source bi donc su fekkente ne lépp ci dënnam la jóge mu jàngal ñëpp li mu fi bàyyi ay doomu soxna di ko jàng pendant des siècles te du jeex yàlla delluwaat ne ko ñaan ma dolli la kon kii communiqué ci wàllu xam-xam kii communiqué warul tëj boppam ne dootul gëstu waaw warul tëj boppam mais aussi léegi sama classe gi bu ñu commencé toog di waaraate wala toog di wax ci kii rek waaw léegi dañuy gën a privilégié kaala yi ak mbubb yi fàtte téere yi ak feeñ fàtte téere yi loolu dinaa si ñëw parce que dafa am solo mais li ma bëgg tënk foofu rek mooy tànk yaa ngi fàttaliku ni ki xam-xam yépp jóge ci dënnam yàlla ci boppam mi ngi ko naan ñaan ma dolli la parce que li nga xam lu tuuti la kon yow ci sa bopp loolu war na def benn humilité bu tax nga xam ni lépp loo xam bu mu tee ngay fàttaliku ni am na lu des mais aussi ci wàllu communication ak ci wàllu média li nga wax nii dafa am solo par rapport ak ñi nga xam ni dañuy wax ci xam-xam moo xam da ngay waxtaan ci xam-xamu fiqh moo xam ci siira moo xam ci média yi nga nekk ak yooyu dafa am lu ñuy tuddee frénésie médiatique ci wàllu journalisme frénésie médiatique mooy nga mel ni ku yor sa oto yenn saa yi nga freiné waaw ñut nga toog mooy li mag ñi doon wax ni boo ñëwoon ni fal nañ ma imaam ñu ne la boo jiitee 3 fan portel malade benn fan pourquoi parce que freiné bi ngay def mooy yow waxoo ci foo waxoo ci caaxaan da ngay wax ci xam-xam donc il faut de temps en temps nga jël recul tuuti mën a gëstu soo ko mënee dellu si waat indil nit ñi lu bees ci la recherche boobu di dugg sinon bu dul loolu lay tëj ci benn carcan boo xam ne suba ngoon gu dégg bëccëg yaa ngi yee nit ñi mais yaa ngi fàtte ni parfois yow ci sa bopp war nga mën a yokk ci wàllu recherche donc man boo ko joxee nit ñi voilà ba mu jeex waaw parce que fii c'est que yeneen bi la ñu wax mu ñaanaat routine ngay def sinon routine ngay def donc loolu gis nañ ni benn problématique la surtout ci wàllu ku bëgg a wax ak jeunesse bi beneen bi am solo aussi ma gis ko mooy gis nga dégg-dégg bi ñuy am souvent ci diine li si ëpp dañ koy dégginu ponki l'islam yi kese ok c'est-à-dire compréhension traditionnaliste voilà compréhension bu limité boo xam ne sa julli sa dem Makka sa woor sa ay yu demee noonu nga xam ne yooyu ponk yi la te fekk ne diine ëpp na profondeur loolu mais est-ce que loolu c'est-à-dire empêché wul comme tey jeunesse bi à ce que ñu mën a imprégné wu ci li nga xam ne moom mooy ci waxtaanu diine waaw bëri na ñu mu limité nag day mel ni maanaam bu ñu leen tënkee ci cadre boobu kese te jeune waaw ko wax jeune dafay dund ci pénc c'est-à-dire bëgg na mu am dara ci àddunaam bëgg na takk soxna bëgg na am kër bëgg na am oto genre yi nga xamante ni yëpp ci pénc mi daf koy dunde bon bu fekkee ne day ñëw ci côté diine ji ci aspect yooyu yëpp duñu ci waxtaan ak moom est-ce que dafay poser problème parce que loolu man li ma gis ne moom lay indi mooy lu ñu mën a tuddee crise d'interprétation mooy li nga wax léegi diggante Adam Iblis ak suñu borom wàllu ta'wil problème mu ta'wil la c'est-à-dire benn situation dafa am malaaka yi am nuñ ko gisee ba ne ko ki nga bëgg a wàccee ci kaw suuf mbaa du nekk yàqkat waaw Iblis gis ne kii ñuy indi dinañ ko wujjaleeg man xam nga te suñu borom projet bi moom ba fu muy jeexee moom mi ngi koy teg bët donc loolu dafay répercuté wu ci jamono bu nekk c'est-à-dire façon bi ñuy interpréter diine façon bi ñu koy déggee loolu mooy xaw a limiter nit ñi bi si des mooy li nga indi léegi daf ci am solo parce que bu fekkee dañuy war a déggee diine en tant que système dañuy jàpp ni le religieux benn aspect la ci d'accord
lépp lu ciy jaamu yàlla lépp luy sellal sa dund benn aspect la ci mais penc bi aussi le social dafa am rôle bu ci diine di jouer l'éducatif bu dellu ci yar ndaw ñi dafa am rôle bu ci diina war a jouer ak yeneen parce que bu si nekk bàyyi na fi ay enseignement mais bu ñu ko tënkee ci le religieux rek benn oustaz Mouhammad bu ñëwee wax ci benn situation ci penc mi rek dañ ko naan na yem ci jàkka ja wala na yem ci waaraate bi macha allah diagnostic bi vraiment am na solo Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye kon mbokk yi gis ngeen ko ñun ñoo ko gisandoo saa su nekk rek incha allah moom nii rek lay demee Sénégal bari na ay ndaw yu fi nekk yu am xam-xam macha allah du fi jeex te incha allahu taala ci plateau bi ngeen di gis façon ndaw bu nekk fii ci Sénégal façon ndaw bu ne di ngeen ko gis dina toog fii ci plateau bi incha allah ñuy waxtaanee lépp rek ci wàllu xam-xam ndax tamit sax ndaw moo war a am xam-xam nag ndaw moo war a am xam-xam Oustaz Mouhammad yaa dégg maam Cheikh Ahmed Tidiane diagnostic bi mu def ci ba léegi day delluwaat rek parce que kuy wax diagnostic rek déjà problématique am na parce que am na lu muy seet pour gis ko ci biir loolu kon jaadu nañu ñu xam sens étymologique et juridique de la communication selon le message coranique maanaam mooy alquran naka la aborder sujet wu communication baatu communication naka la ko alquran indee ci maanaam istilaahi ak ashara'i waaw diine l'islam diine communication la macha allah ku munta communiquer munta gàddu message ku l'islam waaye léegi ku munta communiquer ba noppi bëgg cër nag oustaz am na kaala am na mbaxana loolu mooy problème bi nga xamante ne moom la ñu war a indiwaat ci li nga xamante ne. wala maa mag ci dëkk bi. maa mag ci dëkk bi en tout cas l'islam diine communication la. dëgg la parce que message la boo xamante ne. yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafal fa ma ballagta risalata wallahu yaasimuka min annas kon wa arsalnaaka linnaasi kaafatan kitaabun unzila ilayka litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim kon booy xool verset yooyu yëpp sens bi muy ñëw di wane moo di ne l'islam diine communication la diine la joo xamante ni faawu nit ki bàyyi ko diine ji la joo xamante ne pour nit ki mën a jottale ay jàngaleem faaw nga communiquer mais ci ban sens sens bi njëkk moo di ne yàlla subhaanahu wa taala fi mu ñuy bàyyiloo xel sensu kàddu bi génn suñu gémmiñ ak responsabilité bi nga xamante ne moom la ñu war a engagement bi nga xamante ne moom la ñuy am ci la ñuy génne borom bi subhaanahu wa taala mu ñuy bàyyiloo xel ci wax bi nga xamante ne moom la ñuy adressé nit ñi wa quulu laa waxul lil mu'minina waxul lil muslimina wa qulu linnaasi xusna mooy kàddu gi ñuy génnee pour communiquer ak nit ñi keneen ku bokkul ci ñun sax bu ko déggee dafay wax ne lu rafet la kii wax mu delluwaat moom borom bi subhaanahu wa taala di ñu xam ne bu ñuy communiquer kenn waruñoo gën a rafet li ñuy wax même daf ñu ko signeel ne communicateur bi nga xamante ne mooy communiquer ci wàlluk l'islam waxam moo gën a rafet ci wax ñi mais nag du ak médaille boo xamante ne médaille kuñ koy takkal da nga koy mérité moo tax il faut que nit ki bàyyi xel li nga xamante ne mooy lan lay mérito verset boobu pour que loolu mën a dëggu ci parce que yàlla subhaanahu wa taala li mu wax du dañ te moom moo wax wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan kon woon ahsanu qawlan kon amul lenn loo xamante ne kuy communiquer ci biir diine l'islam mu ngi lay bàyyiloo xel sa responsabilité ci sensu terme yi nga xamante ne moom nga war a utiliser kon wax bi war nga koo bàyyi xel kon ahsan bi da nga war a parfaire sa communication effectivement sa communication li ngay wax ak nit ñi moo tax ma indiwaat beneen verset bi yàlla subhanahu wa taala wax ci suratu nahl ud'u ila sabili rabbika bil hikmati nekkul n'importe qui moo war a taxawal di waxal l'islam Oustaz Daoud Oustaz Cheikh Ahmed mbokk yi ñuy seetaan xool leen ñaar ñii ni
waa ji dafa romb Yaxya. Yaxya concentré wu ci caméra am. Oustaz Mouhamed yaa ngi bëgg yàq émission bi nag dafa am Yaxya boo xam ni boo ko tuddee rek damay ragal mu ba caméra yi mu ngi jàkkaarloog man damay ragal mu bàyyi caméra bi ndax moom boo tuddee Yaxya xol bi day sedd. Yaxya Oustaz. waa ji dafa romb Yaxya. bi mu rombee Yaxya concentré wu ci caméra am. mu ne ko mbaam bi. heure julli jot na nga toog sa caméra bi yow seytaane dalaa mën. Yaxya danaan ko yaay mbaam sa maamay mbaam. yow boo ma ko waxatee ma kii la. Oustaz Daoud romb Yaxya ne ko Yaxya soo paree heure julli jot na. te nga ne ko Yaxya sa turandoo bu baax ba xusil kitaaba bi quwwa. pourtant message bi ngeen di communiquer yéen ñaar ñëpp mooy pour Yaxya julli ci. pourquoi Yaxya bi ko la waxee mu mer. mooy ne terme yi mu utiliser moo baaxul. moo tax yàlla subhanahu wa taala ci alquran ci communication lim ñu njëkk a bàyyiloo xel. mooy ñu yëkk responsabilité wax. li ñuy génnee. ni muy toucher doomu aadama. moo tax mu ne wala tasubbu alladina yad'uuna min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bi gayri ilm. kàddu dafa am lu muy sensibiliser bu muy toucher doomu aadama. moo tax yàlla subhanahu wa taala ci suñu kàddu la ñuy pousser ñenn ñi ñu bañ diine. effectivement amaana am na koo xam ne bëggoon na dugg ci diine ji mu dégg benn type de communication mu daw. du ma wax sax ku bëggoon dugg ci diine bi tey majeure partie la jeunesse sénégalaise. surtout ñi ci biir. moo ne dañoo trouvé wul seen bopp. ci kàddu yi nit ñi di génne. c'est-à-dire trouvé wuñu seen bopp. loolu d'accord naa ci. effectivement al islaamu diinu xayaat. l'islam diine système de vie la. l'islam système de vie la manhaju xayaat. système de vie la. tey un sportif. soo ñëwee un guerrier. soo ñëwee di ko wax danga koy wax ak ay textes yoo xamante ne du ma sax indi benn modèle dama lay indil ay modèle purement coranique purement prophétique pour wan la que ne li nga bëgg a nekk lu mën a nekk la mo Salamat ibn al Akwa de kenn ci compagnon prophète sallallahu alayhi wa sallam la moo gënoon a gaaw Usain Bolt. ça sama réalisateur day wax ni nga duggaale aussi tamit ci ñi nga xam te ni dañuy waaraate te duñu wax wolof dañuy wax arabe. pratiquement dafay dal mustaarabu maa ngi ñëw ne ko mu ngi sàqami sama lañ ci léegi da ngay gis tey jii nii yooyu yëpp dafay dugg ci sens ne la jeunesse sénégalaise retrouvé wuñu ci kanamu ñi nga xamante ne ñooy wax ak ñoom. par exemple tey bu may wax ak benn jeune boo xamante ne dafa bëgg sport dafa bëgg kii nii ma koy wax ne sport del def sport. Salamat ibn al Akwa moo gën a gaaw Usain Bolt. waaw Salama mooy kaana yu saabiqul xayla moom doonul rawanteeg nit ñi ay fas la doon rawanteeg et teewul jullit la woon nekkoon ci service su rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon rien du ma empêcher que man selon message bi ñu may adressé ma mën a comprendre que ne l'islam nekkul mu xawqe ku sëgg nekk ci biir benn li nga xamante ne mooy itaar dayiq benn cadre bu xat du fardu daal ñaareel ba moo di ne yàlla subhanahu wa taala dafay wax ci suratu Ibrahim di wax ne amuma yonent bu ma yónni lu dul ni ci làmmiñu xeetam laa koy yónni mais nag il faut que nit ñi ñu accepter beneen sànni xeer boo xamante ne dama koy sànni xeer beneen wàll wi ku mën a muñ ku dégg français ñëw taxaw ak di wax ak la jeunesse sénégalaise ci français mën a muñ ku dégg arabe ñëw def introduction ci arabe li may bañ kay mooy ñëw benn lu mel ni xutbatu juma donte ne dafa xaw a sensible moom moo tax ma junj la loolu ñëw li nga xamante ne mooy askan bi yëpp bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp ñëw toog ak yow nga tenir leen benn discours 30 minutes ba mu jeex te kenn ci ñoom xamul li ngay wax est-ce que loolu moo nekkoon chance su presse ci l'islam loolu moom nekkuloon biiwu message bi man bi mu ko waxee sax juma laa xalaat biiwu message bi effectivement foofu problème la boo xamante ni boo xam ne si war nañ ko bàyyi dañ ko war a teg ci taabal bi ñeme wax ko c'est-à-dire loolu laay junj sànq bi ma déggee kii bi mooy ne il faut oser léeg-léeg diine di kenn moom xam nga foofu sens c'est-à-dire mooy li ma wax sens juridique bi mooy dugg effectivement parce que tamit am na ci loo xamante ni loo xam ne si c'est-à-dire problème mu école la mais problème mu école li ñuy wax ni toujours xëy na sax Oustaz Mouhamed nga may ma am na point boo xam ne bu ñu duggee foofu ci côté texte ak contexte
xam naa foofu moom mooy gën a favorable ñu yaatal ci amul pour ne pas écorcher langue yi à la queue ma jël Cheikh Ahmed Tidiane comme Oustaz Mouhammad ni nga xam ne noonu la ko àndee ci comme communication bi côté juridique ak étymologie bi ma bëgg nga ñëwal ma ci contenu c'est-à-dire li nga xamante ni moom moo dellu ci communication objectif de la communication objectif bi lan ban objectif la kii communiquer war a am bon man envers si ñi muy waxal objectif bi li ci jiitu mooy nga fexe jàllale message bu leer nit ñi dégg la message bu leer bi mi ngi tàmbalee ci wàllu lura mooy li Oustaz wax léegi su fekkente ne da nga dajale penc mi yëpp wax ba daaneel man gis naa imam boo xam ne suy def xutbaam di def bayaan ak yëpp day wax wolof day wax arabe day wax français parce que milieu bu mu nekk bëri na ñu fa dëkk gis na fa sax ay étranger yu fa toxu si ñu tuub dégguñu wolof tubaab lañ dégg ak yooyu ñu ngi jàngantu lural arabiya donc message bi il faut que mu nekk lu leer parce que li xaw a xam nga ñi ngi doon wax thème bi dañu wax ci jeunesse bi quel message pour la jeunesse mais baax na ñu taxaw seet ban jeunesse la ñu amal affaire surtout ñu jël exemple Sénégal jeunesse la bu nga xam ni li si ëpp ni ñu déggee diine déggin bu restreint la moom la Oustaz indi léegi mooy li ma wax sànq ci dañ ko dégginu juróomi ponk yi déggin boo xam ne dafa xat dafe nañ ne seen génn dem defi sport bokk ci dafe nañ ne seen dem liggéey ci bureau bi bokkut ak diine li ma waaw loisir yi parce que tamit nañu xam ne tamit ànd ak sa soxna dem def diine ànd ak sa soxna dem doxantu ba dem resto waaw yëpp ci la wala ngay def promenade waaye bu ko Oustaz Mouhammad defee wala imam def ko boo moytuwul dinañ jékki-jékki ñu yóbbu ko xalaas loolu lañu dañ koy def scandale te fekk yëpp ci diine la daf ko fee parce que comportement bi moo ci am solo xam nga dañuy nettali ne dafa am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee ci islam bi ñuy wax sax ci njëlbeen bi parce que bi ñuy wax ni yàlla di wàcce aay di wax yonent bi qaalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kooku dafa bokkoon ci ñi loolu posé problème parce que jàppoon nañ ni ñëw nañu sukk ci kanamu yonent bi dugg ci diine rek mooy les adhérents mat nañ waaw ni wan leen ni ci adhésion ngeen toll mais engagement bi des na waaw parce que nekk ngeen muslim mais muumin beneen niveau la effectivement mais ku ci nekk après ci sa yitte bopp na nga déggee ni ci arabe yooyu ku ci nekk na nga déggee muumin bi mais daf si am koo xam ne dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko maa ngi lay sant parce que dama amoon ay cofeel ci yu bëri yu may def génn dem ci club def sport génn dem naani ataay defi lii defi lee mu ne ko mais dimbali nga ma ba ma dajale cofeel yooyu yëpp def ko muy benn muy sama cofeel ci yow di sama cofeel ci yàlla maanaam lépp lu ngay def rek mu am ci lu ñu mën a tuddee entre guillemets un souffle divin da ngay dem ba toll foo xam ni nga nekk ci sajaade bi ak nga toog ci plateau bi di def sa émission benn la ci yow effectivement comportement bi diine laaj moom ngay adopté donc loolu la suñu ndaw ñi manquele wala ñuy defee ne sax diine xëy na da ngay bàyyi ba toll benn âge bi nga soog ci commencé seet noo demee màgg seet noo farataalee dem jàkka wala yu demee noonu te wala qad aataynaa Ibrahima rushdahu min qabli la ñu wax donc biñ koy tànn di ko jox njub boobu ndaw la macha allah xam nga donc ba ci ñoom Usamatu ibnu Zayd ñoom ñëpp moom mooy le premier ambassadeur de l'islam premier ambassadeur biñ koy jox responsabilité Makka la war a dem Médine voilà teel a defar terrain bi waxta pour là aussi comme li nga wax Usamatu ibnu Zayd mission bi nga xam ne moom la doon mëne mission bi li tax mu réussir ko ak délégation yu jóge Médine mujjee ñëw si fekk si yonent bi laataa yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay foofu ñoom déjà à travers une bonne communication ñoom jugee nañu foofu bàyyi fa Usaama mi yoroon mission ambassadeur ñoom fekk si yonent bi avant yonent bi di gàddaay dem pour jaayante ak moom mi ngi noonu et pourtant loolu yëpp biñ ko koy yen su ma juumul ñaar fukki at la amoon boobu ndaw la woon 18-20 ans waaw ci diggante boobu la nekkoon donc boobu ndaw la mais porté na message wu l'islam bi jiite na benn expédition am na nag bëri na mag ñu ko contesté woon à l'époque parce que li nga doon wax sànq du fi jóg non mais am na ñoo xam dañ naan ñoom ñooy mag intergénérationnel voilà conflit boobu du fi jóg parce que ñoom li ñu jàppoon mooy ay kilifa lañ ndaw waruñu jiite am na ñoo xam ne sax dañ jàpp ni fi mu toll nii comme ñun tey ji ndaw niñ toogee di waxtaan ci dañ naan xale yi dañu sob
mi ngi noonu waraguñu wax. waaw dañu war a bàyyi ba ci kanam. mais ñi dégg siire dëgg dañ leen ne li ngeen nekk ay mag sax moo tax ngeen soxla ndaw bu leen jàppale. te pourtant sax ñi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci saxaaba yi. am ku ne ak titre ba mu la jox. pourtant Muaz ibn Jabal. Muaz. juriste la woon. ku mel ni ki nga xam ne Ubay ibn Kaab. moo dàqoon alquran ci saxaaba yi. donc xoolal ak Ibn Mas'ud. ak la moo amoon ci xam-xamu miraas ak ci aju. pourtant ñooñu ñëpp. ay ndaw lañu. ay ndaw lañ et pourtant ku si nekk ñun ñu am problème boobu. waaw parce que ku si nekk pourtant ndaw nga mais wane nga benn yitte bi. parce que ku ci mel ni Muaz ibn Jabal. bokk na ci ñi nga xam ni. Seydil Hadj Malick si sax mi ngi koy indi ci xilaasu zahab ñi nga xam ni min xaafisihi zamanal Mustafa al Milami donc bokk na ci ñi nga xam ni. ba mokkal nañu alquran. te ba ñu koy mokkal. Yonent bi 63 ans yi mat na jóge gu fi. effectivement donc mi ngi fi bi ñuy mokkal alquran. donc parce que am na benn yitte bu ñu def. du rek dañu ni ndaw lañu nañu leen jiital. mais ñoom it am nañu compétence ak sérieux bu tax ñu jiital leen. macha allah vraiment c'est un débat très riche macha allah wax dëgg yàlla noonu la comme ni ngeen ko gisee téléspectateurs yi. loolu lii tàmbali la rek dara ñëwagul incha allah am na yeneen point yu ci topp yu gën a am solo Oustaz Mouhammad dégg nga Cheikh ni mu àndee ci côté objectif ki waxtaan ci wàllu diine dafa war am objectif. xam nga bu fekkee ci jàngalekat yi Oustaz yow jàngalekat nga Cheikh aussi noonu yow ñi ngay jàngal dafa am lu ñu tuddee tahdidul ahdaf. maanaam da nga war a am sa fiche technique bi ci nga war a defaree yow say objectif lan la lépp looy def ci àdduna rek da nga war a ne man kat lii moo ci sama objectif. tey ci émission bi ñuy def balaa ñu koy def dañuy xool objectif yi lan la parce que cible bi ñuy waxal ak téléspectateurs yi ban objectif la ñu am ñun ci li ñuy wax nii pour que ñu mën ko jëriñoo. Oustaz ban différenciation la ñu mën a def entre communication et prêche maanaam. li nga xam ne mooy al farq bayna la mën nañ ko tuddee parce que alquran tudd na xiwaar alquran tudd na mujadala alquran tudd na naba tudd na xabar donc différenciation bi am ci communication ak waaraate ndax dañ leen di boole ñoom ñaar wala am na benn nuance bu nekk ci biir. pour man baynahuma umumun wa xusuus ci wàllu mantiq am na foo xamante ni communication dafay ëmbaale li nga xamante ne moom mooy prêche tamit léeg-léeg mu nekk loo xamante ne buñ ko waxee nit ñi mën nañ ko bañ a dugal ci li nga xamante ne mooy communication mais man en tant que Oustaz Mouhammad un communicateur kuy def li nga xamante ne mooy prêche damay jàpp ne jamono ji may communiquer bi may def prêche maa ngi communiquer pour man amul différence bu ko ci ki nga xamante ne moo xam rôle bi muy jouer jamono ji mu taxawee di def prêche mais ki jàpp prêche que ne passe-temps la nii rek wala loo xamante ne vendredi la bu jotee na ko def rek kooku ci moom mun na am différence mais ki nga xamante ne daf ko jàpp ne man dama am message boo xamante ne moom laay transmettre jox ko ñi nga xamante ne mooy ñi may déglu kon kooku lépp loo xamante ne moo jëm ci sensu communication da koy bàyyi xel kon foofu est-ce que communicateur bi warul def li ñuy tuddee xitaab mawdu'i effectivement bañ a def xitaab fawdawi maanaam mooy communication boo xam ne day am thème mais mu bañ ko def loo xamante ne lu désordonné la. loolu laay junj sànq bi may wax ne communicateur bi nga xamante ne wala imam ñu utiliser terme yoo xam ne nit ñi dinañ comprendre ni ki taxaw ci jàkka ji di wax wala ki nga xamante ne mooy waaraate ci rajo bi wala ki nga xamante ne mooy laaye biir nit ñi kooku dafa war a gëm ne dafay communiquer ak nit ñi dafay jar sax léeg-léeg mu dem est-ce que xam nga am na ci yenn dëkk yi nit du taxaw amul sañu fit taxaw ci kanamu minbar wala muy wax ci rajo ci turu l'islam lu dul dafa jaar ci tàggat maam Cheikh mu tàggat ko nan lay waxee ak nit communication mais loolu ñun fii mooy li ma la wax rek ne diine doomu bàjjanu ñëpp la ku jugee daara ja rek déggoo li ma la wax diine doomu bàjjanu ñëpp la diine doomu bàjjanu ñëpp la da ngay gis sax Modou Ndiaye bu commencé ñëw fréquenté ma di la fréquenté commencé dégg kay fal xaal suba mu taxaw fële kay fal xaal ñu ne ko oustaz point final xam nga léegi nag loolu mais loolu ça pose problème parce que tamit xam nga foofu li ma ci wax mooy nii xam nga des fois am na mbokk yam dañ koy def léegi-léegi mën nañ jël say waxtaan wala ñu yàgg laa suivre di déglu say waxtaan mais ci ni ñuy dégloo say waxtaan
di jëlaat loolu di ko relayer fekk ne yow waxtaan yi ngay waxtaan da nga am ay sources yoo ko jëlee. effectivement c'est-à-dire bu ñu takkoon sa bët sax wax la texte beeg lépp yow di nga comprendre mais moom miy dem di ko relayer mënu ko défendre. effectivement maanaam mooy ñiy déglu waxtaan jëlaat waxtaan bi demaat di ko joxewaat. te jànguñu ko ci source bi. effectivement moo tax fii nii ñi ñuy waxal. par rapport ak ban message la ñuy defal la jeunesse sénégalaise. moo di ne ñiy wax ci turu diine ñooñu la ñu gën a bëgg a bàyyi xel ñu xam ñan la ñuy waxal la jeunesse sénégalaise maa ngi jéggalu ci exemple bi may joxe. En 2003 dañ ma affecté ma dem Casamance. pour xool seen regard bi ñu am ci li nga xamante ne mooy kii nii. ma dem île de Carabane. moo fa nekk imam. maa ngi am 23 ans. bi ma ñëwee li ñu xam mooy imam jàkka ji la kii nii. waaw c'était juste maa ngi doog a pare am naa sama maîtrise ñibbisi naa Sénégal. dem naa foofu. toujours sama objectif mooy man ñi may waxal la jeunesse mooy kii. je me suis dit que ne. ñëw naa ci benn île boo xamante ne majeure partie bi ay jeunes lañ. man jeune la. mais fiñ ma yóbbu pour ma jàngale diine jàkka ja la c'est restaurant ay paa rek fay nekk. su ma la waxee joué naa nawetaan moment bi ñu ma nommé imam dama joué ji nawetaan. Oustaz man mii joué naa nawetaan. waaw juste pour maa ngi arrêté nawetaan 2007 joué naa 7 ans nawetaan. 2007 man tamit laa arrêté nawetaan. pour man Oustaz day joué nawetaan ñun jeunes yi dañuy joué nawetaan. nee ko ba léegi maa ngi joué petit camp sama buntu jàkka léegi pour wane rek nit ñi gisin bi ñu am ci wàllu woowu. benn jour bi ma solee samay crampon fekk boobu maa ngi doo xam ne étudiant boo kii rek. sol crampon ay Nike yu bes tàq dajji ko sol ko. mais anecdote bi mu ngi nekk ne bi ma génnee sama kër. war a daw dem li nga xamante ne mooy terrain. xale joolaa yi dañ doon waxante seen biir. jibil jukkure ci joolaa mooy kaa leen xool. ak laame mu ngi nële. ak laame mu ngi nële ñëpp génn maire yi ñëpp. parce que li leen jaaxal parce que dafa jaaxal imam war a soley crampon waxatuñu mu ne mu ngay daw di demi kii mais la jeunesse laa amal problème. tey jii nag li ëpp ci nit ñi. moo di ne xamuñu ne dañuy communiquer ak la jeunesse comprendre ñu jeunesse bi. da ngay gis imam boo xamante ne. ba wax ak benn jeune ne ko pourquoi doo dem teel a dem jàkka. du teel a dem jàkka. parce que su ñëwee toog ci jàkka ji. añagul dafa xiif. ka muy déggu ko dafay toog di nelaw. kon moom julli moom du nelaw. kon dina xaar ba julli jot ni ki lab balaa nga koy génne ca la mu lab danga koy fekk ca la mu nekk. man mii comme ni nga ko waxee joué nañ nawetaan ñun dañ daan joué ci nawetaan des fois sax ci biir nawetaan yi bu ñu daan fubali ñaani ñu doon def ak lépp boo xoolee yow da ngay jékki-jékki taxaw ne gars yi nañu def Fatiha yow yaa ngi incité nit ki à ce que moom mu def yitte mën a jàng alquran. beneen bi aussi bu ñuy waree fubali dañuy julli balaa ñuy dem. donc julli boobu ñuy def ak yeneen li nga xamante ni moom la ñuy dugal foofu c'est important. effectivement kon li ma bëgg a wax ci tënk rek. moo di ne. kii def waaraate. te xamul ne dafay moom moo njëkk a doon. un communicateur. lépp lu domaine boobu laaj. ci wàllu ay technique daf ko war a xam. kooku moo njëkk a échec laata muy taxaw ci kanamu nit ñi di wax. ok xam naa ni ñuy def sax ñun dañuy organiser au niveau de jeunesse religion benn match boo xamante ni ñun ñooy tëgg waa TFM authentique Amadou loolu moom doxal ma match boobu. incha allah. waaye jeex na mardi bii di ñëw incha allah maak Oustaz Mouhamed takk nañ suñuy daal dañuy ñëw. kan moo ñun ñoo leen mën baax na xaaral aca Mame Cheikh yow sax xam naa ni bu serez de la partie incha allah match boobu moom foog nga teew ci kon Mame Cheikh macha allah comme ni ko Oustaz Mouhamed waxee c'est-à-dire nit ki daf c'est important à ce que nit ki xam ki mu amal affaire kan la. c'est-à-dire bu la yàlla booleeg ay nit nga war leen orienter comme ni mu ko waxee ñun ci suñu quartier bi ma nekk ci côté boobu tout récemment ci nawetaan yi ren dem bon compétiratuma mais dem naa di entraîner ci benn équipe nawetaan foofu ma leen nuyu suñu waa koñ foofu waa Manko mais benn waaye daf ma seetaan boobu maa ngi DTV bi ma seetaanee muy weranteeg ne waa ji ne non oustaz kii oustaz la mu ne ko déedéet waa ji dagg yitteem ca marché ba 4 heures mu ñëw toog ci terrain bi di ma xaar naka la équipe bi di daw ma ànd ak ñoom di daw waa ji xool moom yàgg dafa jékki-jékki ne oustaz ma tourné ma ne ko kan moo may woo mu ne ma waaye waxoon naa ko waa ji
kii la mu ne ma yow laa gis sànq déet yi ma ne ko waaw mu ne loolu rek mu fi indi woon. c'est-à-dire kon il faut que aussi tamit ci biir loolu ci nga mën a jaare aussi tamit ki nga xamante ni mu ngi nekk ci biir di suivre sport nga yëg ni kii ci sport bi bu ñu ko encadré wul mën na jaar ci beneen yoon kon est-ce que foofu noonu oustaz du ñu utiliser benn approche pédagogique. waaw approche bi il faut que ñu xoolaat ko mooy li ma doon wax sànq. heureusement ba ñu indi ko mooy dina baax ñu def benn taxaw seetlu attardé wu tuuti ci jeunesse bi ñu amal affaire. effectivement. parce que ni ñu déggee diine la. xam nga dañuy ci wàllu tubaab. dañuy tudd fii religion tudd fii spiritualité. parce que buñ la tuddalee spiritualité. élément. donte la day ànd ak diine. mais élément yi nga xam ni moom la ñu laxas ci nit yëpp. bu ci nekk dañ lay wax ni da nga ko war a tàggat. mais xam nga ki jàpp ni dafa war a julli dafa war a def dafa yem ci jaamu yàlla yi kese. li muy def yëpp. ci wàllu ruux. da koy delloo. te ruux moom nee nañ façon bi gën a simple bi nga ko mën a déggee mooy genre batterie la rek boo xam ni comme sa téléphone waaw julli beeg jaamu yàlla yi ngay def moom ngay moo koy chargé waroo ko bàyyi mu vide doo ko bàyyi mu vide moo tax bu ñu waxee as-salaatu muy julli ci al-lugha al-arabiyya defe naa dañuy wax as-silatu waaw muy branchement donc nga gis ñaari baat yi ni ñu xawee aussi équilibre bi c'est important waaw parce que batterie bi tamit boo ko chargé bàyyi ko ci courant bi kese. bu charge bi ëppee mën na yàq. bu ëppee mën na yàq. su matul aussi. dina gaaw a déchargé waat. effectivement mais loolu wàllu ruux la. sa wàllu àq la. sa xel. dañu lay wax pour nga tàggat ko. intelligence bi xam nga ki nga xam ni benn intellectuel la xëy na jàpp na ni. dana julli nii. heureusement ba tendance yooyu amoon na Sénégal mais xew yi na ku ci nekk da ngay jël benn idéologie. boo jëlee ci yeneen i réew. jàpp ni mooy sa xalaat ci ngay dund ak yooyu. defe ne wàllu diine daf lay tardeel. am na pratiquant semi pratiquant. voilà bay wax sax semi pratiquant. semi pratiquant ak musulman non pratiquant ak. non pratiquant. non pratiquant miin nañ ko. mais dafa am bu ñu dugal ci diggante bi. Amadou moom ma koy signalé. semi pratiquant c'est-à-dire. moom naa julli suba parce que. waaw man ak corona bi baax ak bu ñu noddee timis parce que non ñaar la ñuy julli c'est-à-dire dañuy julli suba. parce que bu ñu xëyee suba. liñ ciy def allusion mooy. day ubbi wërsëg. waaw. geewe bi dañ koy julli parce que dañ naan bu ñu julli geewe mën nañ dee ci guddi gi. su gën a fay de bismika allahumma amutu ahya. wala julli Amadou nee na ñu julli 3 mois ne damay noppalu beneen 3 mois. waaw loolu dafa yéeme. mais ki nga xam ni dañ ko wax ni sa wàllu àq la sa wàllu xel da nga ko war a tàggat. xam nga tàggat sa xel mooy mën a tax nga dégg. mooy mën a tax nga dégg diine mooy mën a tax nga dégg. c'est l'intelligence avec sa soif de découverte. effectivement soif de découverte boo xam ne nag ilal abad du mës a jeex. mais su fekkente ne yow da nga donc li ñu war fi côté bi ñu war a dimbalee ndaw ñi. mooy ñu xam ni war nañu sonne approche pédagogique bi. ñuy wax ak ñoom ci wàllu jaamu yàlla. mais alquran tudd na yeneen. bu yàggul maa ngi waxtaan ak benn penseur mu wax ma dara dama yéema sax parce que seetlu ma ko woon. mu ne ma ni ñuy wax ci intelligence artificielle. mu ne moom ci alquran mi ngi ko gisee. ci buur bi yàlla projeté woon mu toog ci trône bi jàkkaarloog yonent yàlla Souleymane. mu ne moom jàpp na ne projection boobu mooy intelligence artificielle. ak yeneen. mas nañ dégg ci Serigne Cheikh Tidiane si muy wax ni. Yaxmum bi ñuy tudd ci wasilim mi Yaxmum. fa la tubaab yi inspiré woo pour defar bombe à neutrons. nga xam ni foo ko sànni. nit ñi ñooy dee. mais penc mi du yàqu su ko defee nga ñëw nangu kër yi nangu alal yi nangu li fa nekk yépp. donc côté boobu lañ leen war a dimbalee kese côté boobu lañ leen war a dimbalee mais ñu bañ ko def message boo xam ni. da ngay wax nii rek di dem mais doo tàggat sa wàllu xel comme li Cheikh Ahmadou Bamba ci conformisme quoi. mi ngi noonu. mooy li Cheikh Ahmadou Bamba doon wax. mu ne li muy ñaanal waa Sénégal. mooy xel muy gën di yaatu. ak làmmiñ buy gën di tuuti. donc un cerveau. qui s'amplifie et une langue qui se rétrécit. mais bu ñu defee contraire bi rek. coow li dina bëri. mais nit ñi tàggat seen xel dañuy dem ba fàttali ci diine la bokk. téléspectateurs yi jël ko. voilà parce que damay war a faral di wax ni. il faut que ñun Sénégal suñu problème aussi. dañu am problème ak magi réew mi. te ñun xamuñu ko. mooy ñun dañuy dundee barke mag ñi te dundee wuñ baatu mag ñi. c'est-à-dire baatu mag ñi mooy enseignement wu mag ñi. mi ngi fi xas. te lépp daf ñuy jëriñ. mais ñun enseignement mag ñi yitteeluñu.
barke mag ñi moo ñu yitteel parce que bu ma nee ci barke Serigne Touba barke Seydi Hadj Malick dinaa ci am kër dinaa ci am nangam dinaa ci am nangam mais li jëm ci enseignement wu mag ñi yitteeluñu ko donc loolu problème la côté enseignement bi donc dinañu xam ni ñi ngi sonne ci wàllu jaamu yàlla pour suñu ruux mais ñi ngi tàggat suñu xel pour suñu aqle ñu xam ni ñi ngi fexe sellal suñu bopp pour suñu nafs parce que kii sellal defe ne bu yoree kurusam wala bu yoree sajaadaam rek mi ngi ci sellal wala bu demee ci jumaa ja mi ngi ci sellal te fekkee ne dem bi ngay dem ci jumaa ji sax yenn saay ngistal mën na la ci dab waaw foofu kon maam su ma la déggee approche pédagogique bi nit ki nga xam ne mooy wax ak ñi muy waxal c'est-à-dire pédagogie bi nga xamante ni moom lay utiliser dafa war a laal xelu nit ki waaw war na laal pour joxe ci benn exemple bismillah pédagogie bi ngay wax mooy jeune bi ñëwoon ci le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala ya rasulallah ata'zanu li fi zina mais est-ce que loolu de fi mu toll nii boo ñëwoon laaj ko imam boo metuwul yat ba muy xutba est-ce que du la ko dóor pour parce que jeune li ngay wax noonu pour ça leeral ko lu muy firi li mu kii nii mooy ni pédagogie bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam utiliser ak jeune boo xamante ne dem na ba toog am na lu mu yëg et jàpp na ni daf ko war a dund mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam janoog moom yónneewul deful janoog moom ne ko le prophète ndax di nga ma autoriser pour ma dem njaaloo quelle franchise dafa xaraam yow lu la jot njaaloo ngay wax la prophète sallallahu alayhi wa sallam defewul noonu waaw am na ñoo xam ne nag loolu di méthode sax waaw c'est pour am na ñu mu doon réaction effectivement loolu laa boobu la ñu ko am tey bu doon suñu jamono jii ni un jeune dugg sa buntu kër non même sa papa sax la fay fekk ak yéen au-delà de ça ne la temps yi moom dama yëg sa bopp yëg sa bopp soxna si daal oustaz nañ ko leeral mu leer oustaz xam naa ndeysaan moom kerse gi daa bari Amadou ak corom sa Amadou namm coro si ñëw fekk la yow oustaz ne la man kat sama coro si kat bëgg naa séq ak moom lan nga may digal noonu la ko maanaam noonu la ko xale bi laaj yéen saa zina autorisé ma dem njaaloo ji ut fii làqatu fii romb benn xale bu yóbbu sama cuppuri ñu nekkal ko si prophète sallallahu alayhi wa sallam indi sensu yëg-yëg ci moom parce que majeure partie de la jeunesse sénégalaise dañoo am lu ñu manqué la mooy yëg-yëg seen yëg-yëg boobu lañ touché wul maanaam instant une fois ñu touché ko lu bëri la ñuy am parce que la jeunesse sénégalaise dafa nekk jeunesse bu bëgg diine bu bëgg yàlla loolu am na mais ñiy wax ak ñoom ñoo tegagul gis nga briquet boo koy taal muy génne flamme bu ndaw boobu du defee dara mais taal ko ci watu gaz fu mu dégagé woo vëpp ngay dégg hadihi hiya shu'la naariya loolu la yonent bi sallallahu alayhi loolu mooy flamme bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam taal ci xale bi taay atardaahu li ummik est-ce que ndax nangu nga ko njaaloog sa yaay laa déedéet atardaahu li uxtik nangu nga ko njaaloog sa sœur laa sa tante laa sa bàjjan laa kon considéré na ne yeneen nit ñëpp non yooyu nga répété ñoom tamit loolu la ñuy wax est-ce que xale bi ne ko bàyyi naa mais soo nekkee fii di wax ne certes dañoo war a waxal nit ñi ne njaaloo dafa xaraam mais ak méthode bi ñu koy waxee dañuy wax ne ay fii lañ nekk seen jeunesse bi mais loolu c'est-à-dire xam nga jeune bu tollee benn âge bi c'est-à-dire bu duggee ci phase ado dafa am yu koy gane si c'est-à-dire dafa am loolu la pédagogue yi di tuddee complexe d'Oedipe complexe d'Oedipe bi moom mooy ni ku jigéen ki dafay commencer di am yëg-yëg ci góor bu fekkee ku góor ki vice versa la dafay am yëg-yëg ci ku jigéen moo xoolee sax dafay am benn fusion buy am parce que góor ki day commencer di nopp yaay ji mais jigéen gi day commencer di nopp papam moo tax bu fa jigéen tollee papam lay gën a xaritool ko yaayam mais bu fa góor tollee itam yaayam lay gën a xaritool mais loolu information la c'est-à-dire mi ngi wan papam ak yaayam que ni man fi mu toll nii commencé na am yëg-yëg te bu fekkee ci góor comme ni nga ko waxee ku góor kooku dañuy wax ni l'homme est né avec tous les instincts et le sentiment de l'homme primitif tempéré par le raisonnement et émotions
parce que tamit nit ki dem ba am ci désir bu mel noonu c'est-à-dire bu ñëwee yegg si ci yow ba wax la lu nu mel kon Oustaz Mouhammad comme ni nga ko jàngalee ni ko sallallahu alayhi wa sallam jàngalee kon dafay baax nit ki ñëw ak jaaxleem bu yeggsee ci yow nga mën ko dalal la jeunesse sénégalaise loolu lañ manqué ci ñi leen di defal xutba. waaw parce que aussi xam nit daf ci am solo. effectivement xam nit xam nga ni ko diine di jàngalee. science tam daf koy jàngale noonu. nga xam éléments yi composé nit. par exemple ma jël exemple ci su may formé ñu bëri ci développement personnel. yenn saa damay gis ñoo xam ne jàng nañu wàllu tubaab. mais xëy na yéen nii bu ñu ko jàngee ci diine sax du ñu seetlu maanaa bi bu baax. yenn saa ma gis ñoo xam ni. dañuy ñëw Dakar di commerce ak yooyu ma leen defal technique de vente. li si ëpp olof laa koy def parce que daara lañ jóge ñëw. mais boo leen di defal wàllu formation lu leen mën a dimbali ci wàllu développement personnel ak yooyu. souvent nag leen jox référence ci diine ci la ñuy gën a gis seen bopp. am na ci koo xam ne par exemple dama ko doon expliquer ne sa dund dafa am ay différentes étapes. maanaam fi nga toogee rek nekk ci noflaay jéemoo dara. yow yaa ngi ci zone noflaay bi ñuy wax zone de confort. soo jógee commencé def yitte yaa ngi def zone de risque. parce que mën nga wuti liggéey doo am. mën nga commerce du dox donc lépp loo def risque la. soo demee nag ba li nga doon ragal dab la ci liggéey bi. muy problème yi. yaa ngi ci zone de panique bi. mi ngi jaxasoo. mais doo fa yem. am ñoo xam ne bu ñu àggee foofu dañuy delluwaat ci noflaay muy zone de confort. mais da nga war a jóg defaat yitte bu tax nga am solution. effectivement soo koy def yaa ngi ci luñ tuddee zone de créativité. bu solution amee rek. nga delluwaat ci zone de confort c'est-à-dire que loolu nga doon ragal. dem nga léegi ba miin ko après nga jàll ci leneen. mais dama ko mujj jox exemple bu simple. dama ko ne fa inna ma'al usri yusran. mu dégg ko waaw. mais ne ko ci usri ngay nekk yusran. defal ko schéma. mu gën a yomb ci moom. donc approche pédagogique bi. suñ ko tënkul foofu rek. dañuy sonn parce que jeunesse la bu nga xam ni li leen di choqué dafay bëri. non loolu c'est important de surtout aussi te am nañ seen yëg-yëg. parce que ñi nekk ci domaine neuroscience. lan moo tax ñu mën a fexe ba ndaw bi nekk Sénégal. ki nekk ba États-Unis nekk ci américain yi. nekk cité bi ñu tuddee Silicon Valley. nekk Facebook. ñu liggéey loo xam ni. ndaw bi ne fii. soo ko nee tëddil sax ba nga defee ni tëdd na moo ngi ci ba 3 heures du matin di connecté wu. parce que neuroscience bi mi ngi xool kenn ku ci nekk yëg-yëgam. yëg-yëg bi ak bëgg-bëggam. waaw couleur yi lay gën a ñu def benn interconnexion boo xam ne kenn ku ci nekk li mu bëgg toujours ñooñu la ñu koy wan. voilà couleur yi dañ koy travailler. xam nañ couleur bu nekk fan lay lan lay déclencher ci sa xel. loolu mooy le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu toogaan. mooy Hanzala bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw wane ne kuy un communicateur. kuy def prêche. da nga war a nekk kuy capter ñi ngay waxal. capter attention nit ñi. capter attention. Hanzala dafay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. allo. waaw surtout éloquence bi quoi. waaw. da ngay dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko dañuy toog ak yow. fa tuhaddithuna anil jannati. fa ka annama naraha ra'yal ayn. dañuy toog si ci jotaay ngay wax aljana. ba mu mel ni ñun dañoo nekk di gis aljana. c'est-à-dire luy wane loolu. loolu du ñëpp ko mën de. mos naa ci gis nag sama benn magu lébu. bu doon def waaraate xam nga sama mbokk lébu yi mooy nuyu waa Tëngéej. waa Gijëw. wala man samay mbokk lañ. lébu laa ni ñoom. mën naa leen a tooñ. paa bi dafa doon waaraate di décrire aljanna. sama benn paawu lébu jékki-jékki ne ko Oustaz man la ma gën a neex ci aljanna. mooy ganaar ya la wër naan ay kamay lekkee. kon kooku fi ñu koy expliquer àjjana. moom xel ma ndeysaan xam naa ab njaayeen la. wala ab sàmmeel. ma ngay xalaat ginaar yi di imaginer. parce que c'est-à-dire nara bi ngay wax dafa ko touché. ba moom muy imaginer naan li ko gën a neex ci kii mooy ginaar yooyu nga xam ne. beneen bi mooy éloquence bi ngay wax. éloquence effectivement éloquence boobu dafa am solo. dañuy wax ne képp kuy waxal l'islam. képp kuy waxal l'islam. da nga war a bàyyi xel. ci sol bi ngay sol. Oustaz nee na ñun ay jaaytaar lañ de. non qul man harram inna allaha jamilun yuhibbul jamal. ku taaru ku nekk yàlla la gën a taaru te yàlla daa bëgg ku taaru. xam nga diñ ñuy jàngal duñ ñuy defal. formation te boo sañsewul ñu naan Oustaz bi moom dafa modde. waaw biñ ñuy jàngal. li ñuy jàngal par rapport ak kii dañuy wax ni. kul ma tashtahi
walbas ma yashtahi nnaas sooy lekk lekkal lu la neex booy sol bàyyil xel ci nit ñi del sol lu adéquat ak nit ñi lu ñuy gis parce que waa ji bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ko wax moo ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal lan la loolu réponse la am question bu ko jiitu moo di ne inna ahadana ku nekk ci ñun day bëgg sol veste sol costume rafet defaraat bopp bi rasewaat kii bi sol ay kii nii ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla daa rafet te daa bëgg lu rafet point final. kon foofu war nañ ci waxaat tamit jeunes yi nga xamante ni tamit léegi duñu sañse ndax seeni soxna yi ak soxna yi nga xamante ne xëy na peut-être seen sañse yi am naa feneen lay dugg loolu moom beneen parenthèse la quoi léegi foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga gis saxaaba yi dañuy wax ne kan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida xataba ala sawtuhu waxmarra aynaahu ka annahu mundiru jaysh muy reflété wu ci image yu maam Abdou Aziz Sy Dabakh maam Abdou yàlla subhaanahu wa taala da koo mayoon fasaaxa mu leer booleeg voix bi c'est-à-dire léeg-léeg la jeunesse ñun sax ay discours maam Abdou bi mu màggee la yaa yooyu la ñu miin mais déglul discours am ba muy nekk ndaw ba mu gënee nekk ndaw jour inauguration wu li nga xamante ne mooy grande mosquée ñu dégluwaat xutba bi foofu mu jox ñu ñun ñëpp image bu ñu taxawatee ci kanamu nit ñi kenn du nelaw suñu kanam waaw est-ce que macha allah oustaz am na solo kon xam naa rek sans plus tarder comme oustaz point yi ñu fi jot a waxtaanee macha allah beneen bi mooy aussi tamit am na point bu am solo aussi tamit foog ñu waxtaanee ci muy pratique médiatique bi nga xam ni depuis l'avènement de l'islam à nos jours c'est-à-dire l'islam bi muy doog a tàmbali ku ne xam na ni bu ñu deful woon benn mission comme ni ñu koy mission propagande am fu ñu jaaralee li nga xam ni moom mooy message bi muy évoluer selon les temps selon les époques ba ñun ñu mën ci jot ana ban anam na ko l'islam defee ba ñu mën ci jot tey di ko waxtaanee bon fi ko islam jaaralee bari na xëy na sax gën na yaatu wàllu média gën na yaatu média mais expansion wu message islam bi daawa bi il faut que ñu am aussi leneen lu ñu ci bàyyi xel mooy daawa bi du jeex xam nga yenn saa yi dafay mel ni fàtte nañu ko effectivement dafay mel ni weesu nañu fu ñu jàllalee message bi pour que nit ñi di ñëw di adhérer ci diine bi dëgg la te jeexul ba léegi jeexul ba parce que fi mu dooree fi ñu santaanee ni nañu ko yaatal 7e siècle ba léegi xëy na méthode yi ak stratégie mën na changer donc lu foofu problème bi muy posé mooy ci expansion boobu mooy ñu fexe ñu war a bàyyi xel ci suñu discours ci côté wu ki nga xam ne xëy na bëgg na dugg ci diine mais gisagul lu ko convaincre wala gisagul loo xam ni message bu mu dégg bu capter attention bu tax mu mën a adhérer parce que su fekkente ne benn Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dafa ñëw taxaw di wax te dafa jàpp ni jullit yi kese laay waxal xëy na am na kenn koo xam ni ñëw na di la déglu parce que nee nañu ko bëgg a dugg ci diine ci communication bi dañ ko war a nangul lu ñuy tuddee doute positif voilà kii sikki sàkk c'est positif da nga ko koy nangul parce que bu demee ba lépp leer ci moom ba mu dugg rek dina am jàmm parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni bañ ko laajee ñan ñoo gën ci diine dafa ne ñi gënoon bi diine ñëwagul xëy na am na koo xam ne dafa nekk ci beneen wàllu wala féetewul fenn sax si wàllu diine mais jikko yeeg yëpp mi ngi fi donc kooku buñ ko jàllalee message bi comme il faut rek bu dugg sewee xëy na dina ci mën a sax te léegi nag média dem na ba gën a yaatu ba tollu fenn fi mais ñoom jamono jooju amuñu woon télécommunication amuñu ko woon wax rajo li ñu tuddee rajo communication ba ci yi nga xam ne moo xew yépp moyen de communication yi amul woon kon ci yan kanu la mbir mi daan jaar canaux yi ci communication bi ñuy wax nii rek la jàlle maanaam fépp foo dem nga jàlle la fa sa message ñu dajale waa penc mi ñu déglu la nga wax mais nag li ci am solo surtout mooy façon bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam organisé wee woon ba ku ci nekk mën a ku ci nekk ñu tàggat la ba yow nga mën a tàggat keneen kooku tàggat keneen xam nga yonent bi dafa amoon li ñuy tuddee connaissance des compétences de ses compagnons c'est-à-dire dafa xamoon ay saxaabaam kenn ku ci nekk
lan moo nekkoon mën-mënam ak fan la féete. ba pare mu koy utiliser. ba pare mu koy utiliser mu utiliser ko. xam nga ñun par exemple xamoon na sa force. fii li suñu problème loolu la. li gën a yéeme mooy. ci wàllu loolu nga wax rek. pour joxe illustrer benn exemple. ci xaadisatul ifk. mooy bi ñuy tuumaal suñu yaay Sayyidatuna Aïcha waaw. kan moo for suñu yaay Aïcha. suñ lay bind historiens yi bu ñu lay wax ne. pour wane juste li Oustaz Daoud di wax ne yonent bi dafa xamoon. capacité ñi muy àndal. mu positivité ko. ku ci nekk mu rendre ses capacités mu nekk lu positif. ŋàññul woon kenn. waa jooju. fu nit ñi tasewaan. nelaw rek lay def. moom fu ñu toog. balaa ñu fay jug dina nelaw. nit ñi dañuy jug dem seen yoon. prophète xam ne kii am na lu mu àndal. waxu ko yow toogal sa kër bul àndat ak ñun. mais lan la ko wax. fépp bépp rassemblement bu ñu amati. suñu jugee ba dem. boo yeewoo. xoolal ndax fàttewuñu dara. wala leneen nga indil ñu ko. xoolal lool si la toog. mu nelaw ba yeewu. gis suñu yaay Aïcha moom kase. mu ne ko looy def fii. yóbbaale ko. gis nga ci xam compétence kenn ku ci nekk sa capacité. moo waraloon. bi ñu waree dem ci Najashi. ci buur boobu. gis nga ko mooy première mission bi nga xam ne moom mooy l'islam bi mu def. parce que tamit boo gisee Afrique tamit am mérite ci l'islam. il faut que bu ñu fàtte ni l'islam ki ko njëkk a dimbali. mooy Afrique. parce que bi ñu sonalee jullit ñi dëkk bi ñu njëkk a dem mooy Éthiopie. Éthiopie waaw. donc ki defoon discours boobu di Najashi ki Jaafaru Saadiq. mais gis nga Jaafar tamit bi mu demee. discours ba am na ñu mu àndaloon. ñi mu àndaloon tey. lan moo tax yéen saa salaam tànn ko ci. kon dafay wane ni. comme ni nga ko waxee. kenn ku ci nekk ñu xam li nga xam ne moom mooy compétence am. ñu nangul ko. te bàyyi ko mu doxal. te bañ ko def yëfu aada. voilà loolu yëpp ay méthode communication la woon. mais surtout. contenu discours u Jaafar bi. bokk na ci li gën a marqué buur bi parce que daf ko wan ci lan la ñu nekkoon démb. ak bi islam ñëwee tey ci nan la l'époque du paganisme lañ doon dund ci ceddo ga. loolu xam nga boo ko waxee borom xel. dana xam ni. dafa mel ni buur bi ñu ñëwoon doon ko wax. Youssouf ñi mu doon waxal ci prison bi ñu tàmbali soppi seen comportement. dafay xam ni kooku am na lu mu àndal. donc soo waxee nit ki. démb ci li ñu nekkoon. tey bi islam ñëwee ci li ñu ne. su dee borom xel la. di xalaat. dana xam ne ñaar yi wute na. effectivement parce que ki nekkoon ci nangu alalu jàmbur nekk ci fitnaal jigéen nekk ci njaaloog yooyu tey nga nekk ci leneen lu wuteeg loolu. waaw usurier lépp nekk. usurier gi yëpp nga génn ci. nekk ci yeneen croyance yu bees. donc buñ la ko waxee sa xel loolu mën na nekk ci méthode. yu war a tax. nit ki sawar ci nangul islam. sawar aussi ci nangul diine. effectivement évidemment bi loolu amee buur bi pourtant am na ay conseils yu ko waroon. ñoo xamante ni discours Jaafar. discours convaincant la. bien sûr mais ñoom. bon ci côté sectarisme. nanguluñ Jaafar discours am. mais comme buur bi yàlla mayoon na ko ak mat moo tax kilifa. il faut que muy mën a déglu kaddu. maanaam bañ a nekk tamit benn nopp. moo tax bi mu dégloo Jaafar. poser ko ay questions. ne ko kat li gars yi di wax yow ana lan mooy say argument. bi Jaafar argumenté comme ni nga ko waxee. ne ñun ci ceddo la ñu nekkoon nañ ci njaaloo. nekkoon nañ ci riba. nekkoon nañ tamit di xotti orma. ku mën sa morom duma. di def bataille de jungle. kenn ku nekk respecté wul sa àqi morom. mu ne ko loolu moo tax nag te ñun waa ji ñu am. sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee. dafa ñu defal lavage. defal ñu vidange. defal ñu graissage. donc yi mu ñu defal noonu moo tax tey. ñun ñu mel nu kenn melul. donc bi mu ko waxee ci la buur bi ne ko neexul ba neexul mais yéen mën ngeen a toog ci dëkk bi nekk en sécurité kenn du leen laal. voilà parce que aussi contexte bi la laa jot. mooy li nga wax sànq ci teg sa contexte. voilà ci contexte bi si foofu sax la ñuy ñëw Cheikh ci kii ma dugal Oustaz Mouhamed après ñëw ci yow incha allah Oustaz Mouhamed comme ni li Cheikh wax gis nañu ni. da ngay laal parce que xam naa ni li ñuy desee ci waxtu bareetul. ñu wax caractéristique d'un prêcheur et sa capacité de discernement entre texte et contexte. maanaam ki nga xam ne mooy waaraate ana lan la war a ràngoo. ak tamit lan la war a mën a am ci mën a segg. wala xàmmee ci lan mooy
texte ak contexte nag mu dellu ci nas bi ak siyaaqu nas bi maanaam mooy ni lii kat mooy yax bi mooy téere bi lii la jàngale mais li téere bi jàngale nii est-ce que mën naa ko utiliser maanaam ci bërëb bi nga xam ne ci la ñu nekk. loolu daf may yóbbee ci benn kii boo xam ne moom laay def comme introduction. nekkul n'importe qui moo war a waxal l'islam. nekkul n'importe qui moo war a waxal l'islam. macha allah tey jii nii ci réew mi ñu nekk. ku nekk moo ñeme micro. ci turu l'islam. maradul microphone. naam mais du ku nekk moo war a wax ci turu l'islam. ki war a wax ci l'islam. mooy ki rangoo premier message ku l'islam te mooy iqra. mu jàng. iqra li tafhama al kawn. iqra li tafhama an naas. iqra li tuxaatiba an naas. jàngal. iqra yaatu na. mais iqra foofu. soo jugee ci jàngal da nga koy yóbbuwaat ci beneen kii. mooy bëri looy ubbi téere di liir. ki war a waxal l'islam. dafa war a ñeme li nga xamante ne mooy téere yi. lecture. mais xam nga foofu problème am na parce que da ngay gis ñoo xam ne dañuy wax naan xam-xamu yëg la. mës naa ko wax benn mbokk. ma ne ko xam-xamu yëg la mais balaa ngay yëg da nga yër ba pare. parce que tey ndaw si nga bëgg. di ko labat laataa ngay yëg da nga koo yër da nga koo xool ba noppi ak lépp loo mën a gis mu émerveillé la rek balaa nga ci am yu yëg dafa fekk nga gis ko ba noppi muy dëgg tey ki war a wax bu ñu déparé ci cadre boobu ne nekkul n'importe qui moo war a waxal l'islam kon loolu lu ñu war a corriger la parce que bari na ndaw ñi li tax ñu rejeter li nga xamante ne mooy message u l'islam mooy dañ ko déggee ci ku ko warul woon a jottali ku déggul boppam sax ku déggul boppam moo tax ndaw ñu bari boo bëggee wax dañ naan ba ay comédien la ñuy jàppee ku war a waxee l'islam ki lay sauver boo ko jàppee ab comédien rek mooy lu wolof di wax ni bukki bu dabee waxambaane ci doxin kon loolu lu ñu war a njëkk a rectifier la ñaareel ba moo di ne kuy waxal yàlla laa budda an yakuna muxlisan sellal gi dafa am solo d'accord sellal gi li tax ma ciy wax parce que waxtaan boo gis dafa am dimension spirituelle dimension spirituelle ki nga xamante ne moom mooy waxal l'islam dafa war a sellal mooy tax su ma ñëwee tey ci cheikh ma wax ak moom déglu ma ñàkk dégloom googu du tax ëllëg ak si biir ma ñëw waxaat ak moom macha allah mais du ma wax ne bàyyi ko foofu ñaareel ba moo di ne li may wax na leer gis nga bokk na Firawna li taxoon mu wax du topp Muusa moo di ne Muusa dafa dotomoon moo tax Muusa teel a alerté borom bi subhaanahu wa taala pour na ko may koo xamante ne ko am fasaaxa la wa axi Haarunu huwa afsaxu minni lisaana fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni axaafu an parce que débat d'idée la woon effectivement kon ki nga xamante ne moom mooy waxal l'islam muy waxal diine faaw muy wax ak nit ñu leer an yakuna ibna zamanihi mu nekk doomu jamono ku ko xam ne dafay méngoog jamono jamu nekk waaw mu nekk doomu jamono mu nekk doomu jamono effectivement lan mooy doomu jamono moo di ne an yafhama an-nassa tey jii nii mu comprendre texte l'islam dañuy wax ne boo ñëwee ci usul les principes de jurisprudence de l'islam dañuy wax al islaamu kullun wa laysat kulliya al islaamu kullun wa laysat kulliya du caméra bi rek mooy émission bi mais ñetti caméra yi ñoo tax ñu mën a gis émission bi soo xoolee caméra bii nii rek te loolu moo ëpp ci ñuy waxal l'islam dañuy dégg na tell rek na ma rajax nangam nga wax ci fekk ne xam nga am na yeneeni xadis yoo xamante ni ñu ngi ñëw ci ginnaaw di orienté wala am na beneen aaya bi muy ñëw tamit benn contexte moo taxoon mu doon wax loolu moo tax tey werante gi bari effectivement te tey jii kenn mënut a yey sa moro dama voyage woon waaw tënkal bu nga kii baal ma daanelee ko parce que waxtu bi mu ngi jeex juste rek pour montrer dama mus a wax du ma indi sax histoire bi dafa am ku ma mus a wax ma ne ko saa boo seetaanee ci télé wax ji bëri am na ku bëgg a wan nit ñi ne am naa lu ma xam am na ku xamul te bëgg a wax
macha allah macha allah oustaz li mu wax noonu am na solo parce que li koy dëggal mooy imam Shafii radiyallahu anhu dafa daan faral di wax ni nee na musuma werante ak nit lu dul ne werante gi li ma ciy sonn yëpp du pour man ma yeey ko mais damay bëgg bu ñuy jógee ci waxtaan bi comme tey maam Cheikh ak Ahmed ak Mouhamad ñooy werante ci benn sujet maam Cheikh nee na moom du bëgg li muy sonal Mouhamad yëpp waxtaan bi di gudd Mouhamad di indi argument indi xadis tel dem jëli waxu borom xam-xam nee na moom day bëgg au finish Mouhamad yey la mu ne képp ku may waxtaanal rek damay bëgg moom mu yey ma parce que bu ma yeyee rek dina ma dollil mais parce que nee na moom du bëgg am lu ñuy tuddee le monopole de la vérité maam nga tënk foofu ndax waxtu bi kii nañu ci caractéristique d'un prêcheur ak capacité de discernement bi waaw ma comment tàmbalee fi nga daanelee mën nga laalaale sax contenu message bi ñu tëjee ko voilà mën naa tàmbalee sax fi nga daanelee mooy wàllu yey bi parce que xam nga même ci développement personnel lañ koy jàngale man dama koy seetlu ñu baal ma mooy sénégalais yu bëri seen feebar mooy ils veulent toujours avoir raison waaw duñ mos a nangu ñu yey leen de loolu mooy tax mën nga toog fii gis ñu toog tollu à 500 mètres di werante dara nga dégg coow li bëri waaw coow li bëri parce que ku ci nekk sa baat day féetee kaw ku ci nekk da ngay bëgg am dëgg yey ñëpp mais da nga dul xam yey bi lu ko nit ci di doyee après mais koo ci gis rek bëgg na lépp lu muy wax mu féetee kaw ñëpp waaw loolu de moom loolu su ko nit bëgg a waxee ci wàllu diine dafay poser problème parce que nee nañu aaya alquran yu wàcc yëpp bu ci nekk dafa naan yonente bi bul def nii defel nii jàddal yoon wi bàyyil lii bul dem dellu sil xale bi gën a tuuti di ko jàng di xam ni kii mooy ki gën ñëpp suñu borom di ko orienté di intervenir ba ci këram di intervenir ba ci sëyam di intervenir ba ci waañam bàyyiwul fenn ci dundam macha allah donc aspect boobu il faut que ñu bàyyi ko xel léegi nag su fekkee yow da ngay communiquer li ma doon wax sànq ci message bu leer oustaz indi war na ko dafa am solo mais man caractéristique bi ma ciy teg mooy nga indi discours bu dëppook jamono important parce que alxuraan bi du fi jóg mais am na nuñ koy interpréter maa ngi suivre bu yàggul benn débat am ñu doon wax en France ñuy def débat di werante ak ay jullit am ñenn ñu ne seen problème mooy problème yi xew ci àdduna bi yépp te ñoom bi ñu gëstoo ci biir alxuraan gisuñu fa lu dul mu tuddal leen Makka ak Madina kese te comprendre ñu ne li ñu fa wax ci wàllu Makka yépp c'est tout un système boo xam ne yaa ngi koy gisaat ci jamono ji macha allah maam Makka ak feneen ci wàllu Madina aussi yaa ngi gis loolu donc il faut ñu bàyyi si xel macha allah malheureusement maam nga joxe kàddu gu mujj ndax waxtu bi dab nañu vraiment waxtaan bi vraiment moo riche dëgg la waaw te xëy na lii moom waxtaanu ay séminaire la waaw yu dul jeex kon maam kontaan nañ ci dalal la ban kàddu ngay tëjee bon kàddu bi ñuy tëjee xëy na di leen remercier di encourager initiative yu mel nii parce que bu ñu tuddee ndaw tudd diine nga war a fexe ba ndaw ñi am benn dégg-dégg buñ ci amaat surtout ak fi jamono toll te dañu mës a dégg benn mag mu wax ni foog ngay natt doxinu jamono parce que boo desee démb tey daf lay gaañ dëgg la macha allah donc ñuy fexe ba di natt jamono fi mu toll di bàyyi xel diine li mu wax ku ko def mënuñu lu dul encourager la ci di am fierté di bokkaat plateau bi ak Oustaz Mouhamad boobu jotoon nañ daje ñaari yoon ci plateau tey mooy ñetteel bi baax la macha allah dama doon wax ni dafa xëy na dafa ndékkiwul woon ndax jóobeen la waaye li mu argumenté wane na ne ndékki na bu baax macha allah vraiment xam naa moom daf laa jaar ci suuf rek ndékki doo nga ñëw dafa ndékki doo nga ñëw Oustaz Mouhamad macha allah li ñuy def rek mooy remercier waat la ñaanal la yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla dëgëral taxawaay bi amiin incha allah thème bi am na solo lool kàddu gu mujj gi ñuy wax rek moo di ne ñiy wax ci turu diine nañ ragal yàlla ci jeunesse su Sénégal la jeunesse sénégalaise ñooy sëtu maam El Hadj Malick ñooy sëtu maam Touba ñooy sëtu El Hadj Omar Foutiyou Tall sët yooyu li leen seen maam bàyyil war nañ ko xam moytul yow mi war a dox pour jottali leen message bi lëndëmal ko ba duñ ci jot bu boobaa boo demee ci yàlla di nga am li nga xamante ne mooy looy wax ak moom baarakallah Oustaz Mouhamad mbokki téléspectateurs yu TFM religion ak ci seen jotaayu penc mi ci seen émission jeunesse et religion
li ñu fi waxtaanee nag tey dellu woon rek ci communication comme niñ leen ko waxee ci wàllu l'islam ana ban message la ñuy jox ndaw ñi. Oustaz Mouhammad wax na ko ñu war a jox message ndaw ñi nañu xool message bi ñu leen di jox nañu ko segg xool tamit li nga xam ne moo dëppoo ak jamono ji ndaw ñi nekk ñu mën a boole li nga xam ne moom mooy dund waaye tamit jël dund ji sëyale kook seen diine waaye jël diine ji sëyale kook seen dund. point yi ñu fi jot a wax yépp nag nekk yu am solo kon rek liñ ciy wax mooy ni lépp lu ñu fi wax yàlla na nekk kàddu guy jëriñ ñi koy déglu yàlla na yàlla may leen kattanu guñ ko mën a jëfee. kon ci tënk rek li ñuy wax rek moom mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañu ko jàppee comme modèle bi nga xam ne moom kenn gënu ko mën communication ba ñi mbokkulul diine sax nangul nañ ko di ay penseur wax ni discours am kàddoom benn la ndax moom itam dafa daan nekk koo xam ne moom la ñu waxoon jawaami al kalim moom moo ko amee woon ndax kaana yu'abbiru bi kalimatin qalila dafa daan wax ay kàddu yu tuuti mais kàddu yu tuuti yi nag an maanin kasiratin dafa daan làq ay njëriñ yu baree bari waaye wa amiqatin tamit yu daan am profondeur la maanaam dafa daan nekk kàddu yu xóot yoo xam ne nit ki bu ko déggee ci biiram dafay am lu muy jeqi ci ay yëg-yëgam ci wàllu diine ci wàllu pas-pasam waaye tamit ay kàddu yoo xam ne yumkinu an yu allaf kitaabu kaamil li sharhiha kon dafa daan nekk loo xam ne ni benn kàddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ku jël benn xadis bind ci téere kon kenn xamul ñaata la ñu bind ci moom kon nag mbokk yi loolu moom moo nekkoon kàddu yi wa axiri daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin loolu moo nekkoon jotaay tey bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demeek ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabu islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee danga ko fa fekk. Librairie islamique Ly et Frères yemuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu am solo yu ñuy jaay lu demeek ni miel lem ñun ñëpp xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Ly et Frères danga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Ly et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène